أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. salaamaaleykum mbokku internet Mak TV Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax comme ni ñu koy defee saa su ne rek tey ñu am benn invité boo xam ne kenn dootu ko présenté muy Oustaz Mor ñu fas yéene am ak moom benn waxtaan bu ndaw Oustaz nuyu nañ la. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. yéen mbokki internet yu Mak TV ñu ngi leen di nuyu di leen baalu àq mais aussi di leen ndokkeel ci koor gi. di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala yàlla na nu yàlla may nu yàgg di ko fekkee mais bu nu ko fekkee lépp lu ñu ci jaamu lu ñu woor lu ñu saraxee lu ñu naafila lépp yàlla na nu ko yàlla nangul ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di kontaan ci yéen El Hadj yaag sa caméraman bi di leen ci kontaane di leen ñaanal yàlla ñu may ñu fekk ay ati at macha allah barakallah. waaw Oustaz ginnaaw bi ñu la fayee ñu bëgg a waxtaanee tuuti si actualité gis nañ fan yi ki nga xam ne mooy soxna soo xam ne dafa ëmboon sa hôpital Louga ñu gis si faatu bi mu faatu mu indi problème bu doy waar si dëkk bi tey loolu sa gis-gis en tant que islamologue en tant que aussi citoyen yow loolu nan nga ko gisee. waaw kaawu soxna Aïcha xawal Aïcha soxna. li ñuy jëkk a def mooy massawu ay mbokkam parce que quand même c'est une perte Sénégal moo ci ñàkk doomam bu jigéen moo ci ñàkk li mu yoroon donc kon dañuy massawu ay famiyam surtout jëkkëram surtout goroom surtout yaayam surtout papaam surtout ñu ko jege woon ñu massawu leen mais massawu Sénégal. di wax ni affaire bi soo ko jàngatee nga jàngate ko benn côté day ñaaw mais dañ ko war a jàngat ci ñaari bët parce que yàlla daf ñu defal ñaari loxo ñaari tànk ñaari nopp ñaari bët pour bëgg bu nuy wax li nuy wax ñu di ko teg ci teguwaay ndax dañuy xool di def ay analyse yoo xam ne dafay tegu ci teguwaay. kenn du rafetlu jigéen bu ñëw ci hôpital parce que hôpital mooy dernier recours am dafa am benn waaye mu ne Serigne Cheikh Tidiane Sy jeunesse bi day dañoo jóg wuutali l'islam loo ci xam Serigne Cheikh ne ko j'ai peur dama ragal mu ne ko nooy ragale en tant que un homme religieux guide religieux ay xale yu daw utali l'islam nga tiit mu ne parce que mooy seen yaakaar bu mujj bu ñu demee yaakaar tase fa dootuñu xam fan la ñuy dem alors ki feebare këram hôpital di yaakaaram bu mujj mu dem fa yaakaaram tase fa bon loolu lu metti la moo tax li ñu war a xam mooy loolu duñu sentir ne lu metti la bi ci des mooy jaajëfal suñu médecins yi ci benn côté mais wax leen ñu yokk yitte ci beneen côté gis nga ci côté pandémie bi moment bi pandémie bi amee ñu nekk ci digg pandémie bi amul ku deful chapeau tiireel ko les médecins les docteurs amul parce que boobu ñi ngi doon def même ministère de la santé am na ñu ko doon décorer mais Sénégal wala adduna bi wala doomu aadama li mu xam mooy si tout va bien tu es bien si quelque chose va mal tu es mauvais alors loolu mooy sunu nattu mais médecins yi ñu baax lañu ndax moment yi gën a difficile lañ leen jot xëy na yii nag benn la yii am dañu war a état bi dafa war a góorlu yëkkatee plateau médical bi
parce que jaaduwul ci réew mu mel nii ay borom bopp nekk fa wërsëg yi dafa jaar alal yi jaar fa ñu jël ñu naan médecin yi manqué nañu lii wala spécialiste bi manqué na ci tel endroit yooyu dafa war a xew yi nit bu ñëwee dañ ko war a faj ba pare doog koy laaj ay ticket mais da ngay ñëw ñu teg la fële ne la tant que jëloo ticket doo faju déedéet parce que ticket bi 2000 francs la masalan ticket bi 2000 francs la bu ñu la jëlee faj la wér nga ñëw amuloo 2000 francs ñun la kaay fobeereel fii muy li nga fay wala kaay jëlal pollu mbalit bi nga dem tuuru ko ci poubelle bi muy li nga faj mais maanaam ñëpp ñoo war a am accès ci soins yi ñëpp ñoo ci war a am accès c'est-à-dire tubaab yi gënuñu ñu doon ay nit mais ñoom yitte bi ñuy jox doomu aadama ñun dañ ko war a jox doomu aadama loolu daal bëgg naa bu doon man maay digle damay wax état bi na yëkkati niveau plateau yi médicaux yi ñu yëkkati ko bu baax a baax en même temps médecins yi ñu teg leen dans les bonnes conditions li war a am ci hôpital yi centre de santé yi ak yooyu na fa am nit ñi aussi ñu mate leen dans les bonnes conditions soo ñëwee fekk fa accueil bu baax après voilà mu ngi noonu. Oustaz li nga wax leen dañu taxaw foofu tuuti tey selon islam tey lan comportement le médecin war a am ak patient waaw xam nga gis nga islam du partialiser naan médecin bi nii lay mel caméraman bi nii lay mel animateur bi nii lay mel journaliste bi nii lay mel islam xam nga lu muy wax nañu yiw li tax ñu wóolu la ba jox la liggéey bii def ko c'est comme tey jii mooy sa dernier jour de la vie booy def liggéey bii islam loolu lay wax c'est comme la prière soo dee julli xam nga julli am na lu muy def ci nit mais boo dee julli yonent bi dafa la wax ne la julli bi jàppal ni mooy sa dernier julli dootoo julliwaat beneen julli parce que soo paree da ngay dee alors xam nga foofu di nga taxaw di nga xool di nga respecté di nga sujjóot di nga lii loolu moom la ñuy wax médecin bi xëy bii mooy sa dernier xëy patient bi nga jàkkaar loolu mooy sa dernier patient enseignant bi ñu ne ko élève bi classe bi nga yor mooy sa dernière classe président de l'armée ñu ne ko jour bi mooy sa dernier jour alors loolu li la animé pour nga def ko lu baax loolu la l'islam di wax nit ki mais l'islam du ne telle situation bu ñëwee ni ngay comporté wa telle situation bu ñëwee ni ngay comporté déedéet c'est-à-dire toujours da ngay nekk nit yonent bi dafa toog ci Médine benn corps di romb corps bu ñuy suuli armélia mu ne ñokkit jóg taxaw ma ngay jox gëdd corps bi mu ne ñokkit jóg taxaw kenn ki ni ko yaa Rasulallah mais kii c'est un juif gis nga de c'est un juif mu ne ko est-ce que c'est pas une personne mu ne ko juif la mais est-ce que du nit donc nit bi la ñu war a jox cëram nga ñëw ñun Serigne Moustapha lu ñu jëkk jàngal mooy même su ma la dee demandé ne la abal ma bic dama lay wax s'il te plaît abal ma bic dooma baal nga puus nii dooma baal nga wax nangam maanaam parce que doomu aadama moo teddee noonu ki ñëw jóge këram ñëw ci buntu hôpital bi métit moo ko indi kooku loo ko wax lu dul garab bi dalal sa métit bi mu ngi ne yàq nga ko même mekk doo koy wax médecin bi ñëwul dafa am façon boo koy waxee da ngay dalal xelam ba mu dal parce que sama benn xarit docteur Bab Momi Diagne maa ngi koy nuyu nee na ma présence su malade ci kanamu médecin bi dafa war a dindi 98% de son maladie ci jàkkaarloo bi mu jàkkaarloo man 2% yi nag mu xool lan la koy wax donc kon loolu mooy melokaan boobu noonu la nit ñi mën a wel bulus bi ni mu weexee noonu la xol bi wala weexee bulus bi ni mu weexee noonu la xol bi war a weexee nga accueillir nit ki may ko xel mu dal yaakaar loo ko ba nga xamante ni loolu mooy yaakaar bi su ko defee nag nga doog koy wax li nga koy wax. je pense que loolu leer na Oustaz duñu tey ñu ngi si weeru koor duñ fi jóge te laaj ñu la tey ban jeexintal la weeru koor am si jullit bi. waaw xam nga El Hadj di nuyu seen téléspectateurs yëpp di leen ndokkeel aussi ci koor gi
El Hadj gis nga weeru koor mun nga wax ne cadeau la cadeau boo xamante ni bi sunu boroom moo ko offrir xeetu yonent bi xeet yëpp daan nañu woor mais ñun rek ñoo ci am 1 mois ñun rek ñoo ci am 1 mois li lay wan ni dafa am importance moom weeru koor yàlla sunu borom subhanahu wa taala bi mu bëggee wax yonti yàlla Moussa pour mu jox ko les 10 commandements daf ko wax ne ko wooral 30 jours ci 30 jours yi ci laa lay recevoir bu 30 jours jeexee ci ngay purifier sa esprit sa âme pour que ma mën la recevoir yaa ngi may comprendre sama démarche 30 jours yonti yàlla Moussa woor 30 jours bu 30 jours yi pare muy war a dem ci rendez-vous bi mu jël soccu parce que nee na gémmiñam dafay dégager benn odeur te bëgg na buy dem di wax ak yàlla ci mu dem egg ba ci lieu de rendez-vous bi sunu borom ne ko pourquoi nga soccu mu ne ko dama ñëw rek pour bëgg nga kontaan sunu borom ne ko demal dolliwaat yeneen 10 jours mooy tax li ma soxla mu nekk ci yow parce que 30 jours yi amoon nga ko mais yaa def lu tax mu wàññeeku kon demal dolliwaat yeneen 10 jours mu dellu 10 jours doog a ñëw sunu borom doo koy recevoir jox ko les 10 commandements les 10 commandements sunu borom nee na lépp luy sauver nit mi ngi si biir. alors ñun yàlla jox ñu weeru koor nekk 30 jours sunu borom ni 30 jours laa soxla masalan 30 jours laa soxla maanaam weer laa soxla mais weer yi dafa am lu ma ci dugal loo xamante ne bi moom laa ciy xaar moo tax bi muy wax verset bi dafa wax ne la'allakum tattaqun maanaam dafa war a am koor bi dafa war a am lu mu jur ci yow loolu laa soxla moo tax ñiy woor ñëpp lekk ak naan la ñuy bàyyi mais ñi woor tuuti lañu. tey jii boo duggee sa biir néeg wala sa biir cuisine da ngay fekk tablette nen bi fekk poto beurre bi fekk gaz bi nga bàyyi fa nen bi bàyyi fa beurre bi mënoon defar omelette am nga pain de riz sa biir frigo xam nga mënoon nga dugg lekk non boo tijjee sa frigo yaa ngi fay fekk ranger boisson bi nga mënoon tijji naan mais yooyu yëpp bàyyi nga ko parce que lekk bi nga bàyyi buñ la jëlee jox la benn bureau ne la deel signé pour xaalis di génn nga signé ci jël benn 1000 francs dugal ko sa biir poche wala nga gonfler benn facture lekk ak naan nga bàyyi mais wooruloo tu as bien saisi donc loolu mooy woor moo tax yàlla jox na ko pour mu nekk apprenti ci ñun ñu war di apprenti wu si lépp lu nga xamante ne bii xeetu mbaax la xam nga noonu ngay bàyyee lekk bi noonu ngay bàyyee sa jabar bi la dagan doo ko laal comme ñu ne la comme li nga moom lañ la privé li nga moomul doo ko laal moo tax doo def mauvais garçon ci mbedd bi bu koor bi jeexee dootoo def mauvais garçon ci mbedd bi parce que yaa ngi nekk ci période bu nga xamante ne bi yaa ngi ci entraînement pour préparer jouer match nawetaan bi wala nga jouer championnat bi wala nga jouer liga bi yaa ngi comprendre fi ma wax alors loolu mooy tax bu weeru koor bi jeexee nga nekk quelqu'un ku nga xamante ni tu es près de ton Seigneur yaa ngi sa wetu borom moo tax boo génnee bu la xale bu jigéen bi nee nii loxo nga ni ko nga baal ma te doo ko ñàkkee kersa su ko defee yooyu yëpp dafay nekk yu am solo kon woor du lekk ak naan bi rek mais dafa am lu ñuy apprenti wu loo xamante ne bi bu koor bi jeexee loolu moo war a feeñ ci ñun Serigne Cheikh dafa waxoon mu ni képp ko alkaati tax nga respecter code de la route sa ngëm dafa des mu ne même bu fa alkaati bi nekkul sa conscience moo la war di verbaliser wala mu lay interpeller moo tax doo bëri le feu rouge doo jaar ci kaw trottoir doo double 3e position doo jaar sens interdit parce que sa conscience moo naan la c'est pas juste koor nag loolu lay def day ñëw defar sa conscience ba loo bëgg a laal mu la c'est pas juste mais conscience aussi dafay suicider wu xam nga suicide ni mu baree nii léegi xam nga koo gis rek mu ne mi ngi dem rey boppam
alors parce que bakkanam lay rey mais fekk na conscience am moo suicide bien avant moom muy rey boppam. conscience naka lay suicide woo c'est très important ce que je te dis conscience dalay alerter Elhadj li nga bëgg a def nii non c'est pas normal Elhadj li baaxul Elhadj li baaxul mais si tu es têtu day croiser les bras dootu la conseiller moo tax les gars disent conscience c'est un juge c'est un conseil avant l'acte mais c'est un juge après l'acte balaa ngay def dara mu la déet bul def lii tey ñaar bu ñu doon xeex yi kenn dem seen kër dem jëli paaka conscience bi bul jël paaka dañ lay tëj de mais day continuer dëgër bopp bu demee ba jam deret bi génn mu ne ko waxoon naa la ko donc léegi bu la conscience day digal loolu la olof di wax nit ki dafa war di waxtaan toujours ak njegenaayam comme wolof xamul lan mooy conscience mu tudd ko njegenaay ki lay jox conseil te doo ko gis mooy sa sixième sens mooy sa xel moo tax soo ko alimenté doo xaru parce que da ngay naan naqar bii ma jot nii lundi la mardi day jeex olof yi dañu ne naqar yàggul lu metti yàggul moo tax li la metti ba ngay xaru junneem la góor yanu te terewu bu xëyee doxi soxlaam donc kon nit ñi suicide bi li muy bëri nañu éveiller waat conscience yi redoubler waat espoir parce que nit kiy dem di xaru ji c'est parce que dafa ñàkk espoir conscience am dee na ñàkk na espoir donc léegi bi ci des troisième bi mooy troisième solution bi mooy ñëpp yaakaar yàlla ba day yaakaar kenn sunu problème mooy dañu yaakaar ni état mooy régler sunu problème non état du régler sunu problème xam nga sunu borom kan moo koy régler kii ci kaw asamaan si subhanahu wa taala mooy régler sunu problème wax naa ko sama waa kër ma ni leen bis bu ngeen demee seen kër jëkkër yi ba seen jëkkër ni leen mere naa leen du ma leen jox dépense te loolu yàlla bu mu am su boobaa yàlla mooy ñëw jël relais bi jox leen dépense kon bu mu tax ngeen dem suicide wu boobu temps suicide yi ñoo bëri ay 10-12 suicide ci benn mois ma leen di éveiller seen conscience di leen wax ne yeewu leen bu leen dara tax a jër ngeen xaru parce que c'est boo dundalee sa conscience dundal sa espoir sa digganteeg sa borom jàpp ne yàlla rek a fi nekk solution day am. je pense que leer nañ mais comme dañuy wax toujours ci actualité gis nañ ba léegi nii dëkk bi li nga xam ne mooy wàllu viol bari na dañ koy waxtaanee lu bari sax tey lan lay islam taxawaay ci wàllu viol lan la ci wax. waaw xam nga Elhadj gis nga booy voyage dans les avions dañuy dem ba yegg ci fi ñuy wax zone turbulence nga dégg ñu ne attaché aux ceintures zone turbulence ci dund mooy fi nga jàkkaarloo xale bu jigéen bi nga xam ne takkuloo ko benn muy sa doom la wala sa jarbaat la wala sa dëkkandoo la foofu zone turbulence la la aviateur ba doon wax wala hôtesse ba la ma la doon wax loolu la yàlla di wax attaché vos ceintures moom ngay jàngaat ci koor gi moom laa la juñ sànq ci koor gi bi la sa jabar daganee digg bëccëg ndara kàmm nga privé sa bopp sa jabar te dagan na la parce que yàlla ngay seet noonu nga war a génn ci bu weeru koor bi génnee nga privé sa bopp keneen ki nga xamante ni du jàkka ja du église ba loolu tànk mënu eggoo ci woorooguloo arrêté nga lekk arrêté nga naan mais woorooguloo donc kon loolu moo tax viol yi yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko ngor bëgg ko benn nettali yonent yàlla Muhammad son papa sallallahu alayhi wa sallam son papa mi ngi tudd Abdullah dès que mu am 18 ans papaam daf ko wax ni ko kaay ma takkali la jabar 18 ans ñun da ngay gis ko am 18 ans xelam sax du nekk takk jabar mais xelam li ci nekk mooy di jouer ji match amical comme ni ñu koy waxee ci jargon yi léegi day dem jouer ji match amical te match amical match officiel moo gën alors match moo tax kii tànn dem di jouer ji match amical am 18 ans waroon na xam ni
loolu wóorul. Abdoulaye bële nag maamam ànd ak maanaam papaam ànd ak moom di ko wutali jabar benn jigéen gis ko woo ko ne ko kaay mu ñëw mu ne ko kaay maa ngi lay offrir sama bopp li ko commencé sama bopp ba sama tànk lu la neex defal. tu sais lan la ko Abdoulaye tontu à l'âge de 18 ans damay sauvegarder sama deru famille. damay sauvegarder sama deru famille. xam nga kooku conscience am mi ngi dund mais ñun nag du loolu ñun moom terrain neutre terrain nuit terrain yëpp la ñuy jouer moo tax wax naa ko barki dem ba man yi dinañ la publicité ne la da ngay sol kawas pour mu protéger la contre les maladies mais protéger wu la contre les péchés. Maladie, ça peut se soigner. Mais les péchés, mar d'Italie. Yonent bi nee na nit ñi moytu péché parce que xamuloo ban péché mooy naqari sa borom. moo tax ñun war dañ ci góorgóorlu boo nekkee jeune nga bañ di violer parce que nit dafay wut tur nit day wut tur ëllëg. benn paa bu dëkk fii à côté war nga ko xam Baye Omar Thiandoum mooy paa bitik bu bees dafa am benn bis ma ànd ak ASC Mbaxal ñu topp ñuy dem seen entraînement ba ñu ngi entraîné fële ca boor paas ba ma jiit leen ñoom ñuy dem ma romb paa bi ne ma viens là jeune homme viens là noonu mu daan tëdd ci pliant bi ma ñëw booba temps fuural dafa xew biiral xew mu xool ma ne bu fi biiral de comme ça noonu mu ngi tëdd ci ma ñëw bu fi biiral de sama tànk yi damm te man aw ma sax gel yaraax sama tànk yi damm ma bëgg a dem mënuma dem mais 30 ans 40 ans après laa xam lim ma doon wax parce que fi mu doon ma wax ne bu fi biiral benn jàkka mi ngi à côté jàkka boobu keroog bi imam bi ñëwul man lañ wax demal julli ma dem julli foofu jiite nekk ilimaan mais su fekkoonte ne bi paa bi alerté wu ma ne ma bu fi def nangam mën na am li dal sama morom yëpp moo may dal mais yàlla ak mbaaxam moo tax loolu toujours dama koy dëkkal ci sama xelu njaboot di leen wax ne nit dafay protéger boppam mais nga protéger sa der protéger sa deru famille am na loo xam boo ko defee ci famille rusloo nga famille ba gàcceel nga famille ba que wax nañ la dara que waxuñ la dara mais rusloo nga famille ba gàcceel moo tax Abdoulaye mu ne ndaw si damay protéger sama famille du ma toroxal mukk sama famille. je pense que loolu leer na tey ñu gis ne Oustaz Mor chaque année da ngay organiser li nga xam ne mooy salaatul tasbih mu nekk loo xam ne dem na sax je pense que fi ñu koy defee léegi sax xajatu fa lan moo la poussé si loolu. waaw xam nga jullit dafay bëgg yiw en même temps dañu teel a jàngal ni da ngeen di copier les biens kuy roy da ngay roy lu baax ma ciy rendre nag grâce ak hommage Alaaji Ibrahima Sakho di ko ñaanal yàlla yokk leeram fa mu tëdd moom bokk na sunna yonent bi la loolu waaye moom bokk na ci ñi ko dëkk def ci fii ci Sénégal am ci ndigal di ko def mu yaatu lool ba ñun ñu koy copier di ko def yàlla na yàlla jéggal ko yokk leeram lu bëri nit ñaa ngi koy jànge ci àdduna jànge ko ci moom Alaaji Ibrahima Sakho moom moo ko doon def man nag li tax ma koy def fii dama yàllaa may yóbbu rek ma dem waxtaan ak sama benn xarit mu ne ma tu dois faire quelque chose loo xamante ni bii nit ñi dañ ci profité bénéfice wu ci daal di may tegal ñetti affaire pourquoi sëy pourquoi lii ma ne ko ba may ma réfléchir ci ma ñëw sama xel jox ma ni ma comme yonent bi nee na lii na ko nit def même bu nekkee une fois dans la vie kon lu am importance la nañ ko organiser boole ko ak ut ay dons dimbali ko ak néew ji doole yi mu nekk journée de prière et de solidarité ñu def ko duñ fa téye nit ñi xëy suba teel toog
ci ngoon gi ci bëccëg bi ñu fàttaleen te julli ko 13h30 14h moins ñëpp libéré wu kenn ku nekk dem doxi sa soxla ci loolu lañ koy defee yàlla duñ ci dimbali nag ak yéen seen dimbal yéen tamit yéen waa Mak TV seen taxawaay ak ñeneen ñi seen taxawaay ñu ñëpp ñu jàpp ci divulguer ko ñëpp di ci ñëw adduna bi yëpp di ñëw daaw y a des gens yu jógee nu ñu koy tuddee à l'étranger am na benn année boo xamante ne am nañu bien avant corona bi am na ñu jóge Italie France ñëw nga xam ne dara indiwu leen ñëw dem hôtel tëdd ñëw si ànd ak sa tas bi yaa seen vol dem delluwaat loolu bu amee dañ ciy sant yàlla bu baax a baax mais aussi di ko wax ni bëccëg la boo xamante ne bi ñun gàddewuñu ay milliards di ko joxe damay ñëw ci yow nga jox ma benn paquetu suukar comme man maay nekk imam bi dëkk ci quartier bi nit ñi di ñu solliciter maa lay gën a xam ñi toll nekk dans le besoin nga jox ma jox leen c'est-à-dire man comme ni ma ko man maay numéro 6 bi wala numéro 8 bi damay séddale rek waaw damay séddale rek maay Iniesta damay séddale rek waaw bu ñu ma joxee rek ma jox kee wala ma jox kee mu dem kii noonu rek lañ ciy def kon nag loolu moo tax ñu koy def ngir yàlla daaw yàlla defal nañu sutura dugg nañu ci 373 ou 74 kër dugal fa ay dara matu fa dara mais dugal nañ ko fa ren nag ñu ngi koy bëgg lu ko ëpp mais ñu ngi ciy woo bonne volonté yëpp kenn ku ci nekk mu jàpp ci ku ma mën a woo rek ak foo ko mën a def incha allah dinañ ko jël yóbbu ko ci nit ñi laa nuriidu minan naasi jazaan wala shukuran soxla wuñu ci merci soxla wuñ ci leneen dañ koy def rek te yàlla tax loolu rek lañ ciy def te yéen loolu moo leen ci animé ngeen ñëw jour boobu dañ leen di gis ngeen ñëw yéen waa Mak TV teg seen i cadreur yi teg ngeen yor micro yi di daw gauche droite rien que pour ñeneen doomu yaraax yi nekk biti réew di ko suivre loolu ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm loolu tamit moo ñu animé pour ñun ñëpp ñu am tuyaaba ñun ñëpp bu ëllëgee bu ñu demee àjj alaxira du ñu taxaw ñëw rek jaar ci tapis bi dem directement aljanna dëkk ak yonent bi loolu moo ñu ci animé ak dundal suñu dëkk tamit yaraax dundal yaraax parce que yaraax la ñu dëkk dundal yaraax ñëpp di ñëw yaraax li ñuy wax tous les chemins mènent à Rome et tous les chemins mènent à yaraax loolu bokk na ci liñ ci indi macha allah. Oustaz est-ce que mën nga ñu ñëwal tuuti rek si njariñu salaatu tasbih. waaw njariñ bi xam nga loo xam poids am ngay mesurer. mbaa nga xam distance am mais xamuñu nu mu toll mais daal doy na sëkk nga mën ko xiyaas rek nga mën ko calculer nga ni yonent bi daal woo na papaam bu ndaw ne ko dama lay offrir benn cadeau mu ne ko lii ma lay wax nii na nga ko def tous les jours boo ko mënee soo ko mënul une fois par semaine soo ko mënul une fois par mois soo ko mënul une fois par an soo ko mënul une fois dans la vie. donc kon loolu rek doy na sëkk ñu xam ni lu am njariñ la moom la ko jox mais comme sunu boroom quantitatif wul ne lii mooy njariñ nii la toll mënuloo wax ne nii la toll parce que loo mënul wax léppam loo ca tudd da nga ko wàññi yàlla da doon bëgg wan ñu ni mu toll ci li mu yor mu ne bu ñëpp ñi ma bind ñëpp dajale woon ci benn place nit ak jinne depuis mu commencé bind ba bi muy mujj bind kenn ku nekk demandé soxlaam yàlla jox la soxla bi nee na booy calculer li mu joxe ak li mu dese mooy nga jël puso samp ko ci géej yëkkati li tooy ci puso bi moo jóge ci li yàlla am la des ci géej gi mooy li des ci yàlla dese comme sa tasbih noonu la mel tuyaaba yi dafa bëri ba luñ ci mën a wax day des waaye daal ku ko mën fannoo ko sonn ci def ci sa alal jàngal ko sa njaboot dee ko def ngir yàlla wut tuyaaba ni salaatu tasbih amee njëriñ noonu la julli fajar amee njëriñ ñaar rakka fajar est-ce que xam nga ñaari rakka fajar soo ko jullee c'est comme nga moomoon adduna bi les 5 continents les ak bâtiment yeeg ndox yeeg yëpp nga moom ko saraxe ko ci yoonu yàlla yàlla nangu ko tuyaaba bu toll noonu mooy tolloog 2 rakka fajar ñun jullit yàlla no may loolu rek kon dañuy sant yàlla ci bi ñu yàlla xiiree ñu koy organiser di ko def di ci woo adduna bi yëpp ñu koy fekkee di ci def seen wërsëg yàlla na leen yàlla fay yiw ñi ñuy jàppale ci liggéey bi tudd naa la mais tudd naa commission jàkka ji
commission jàkka ji ak commission quartier bi dañoo mobiliser wu góor jigéen mag ak ndaw koo gis man awma ci lu dul jour bi jot ma ñëw taxaw mais ñoom ñoo ko jël mu nekk seen bébé ñu jël ko di ko berse kon yàlla na yàlla fay ñëpp yiw macha allah. Oustaz duñu tëj aussi te fi mu toll nii dëkk bi metti na tawat yi bari na te mayoo gars yi dara loolee lu may nag. waaw tey moom bi ma leen di may bu gàtt la mooy ku julli ba pare ku mën doon julli boo julli nga def astaghfirullah 7 fois mais astaghfirullah bi da ngay am intention mu purifier la mu nettoyer la ba nga set soo ko defee 3 jours loo am rek sama wàll. merci beaucoup jërëjëf mbokku ma internet Mak TV yéen a ko gisandoo tey ñu amoon waxtaan bu am solo ak Oustaz Mor di ko remercier bu baax a baax di wax ne encore une fois lépp li muy def pour askan bi la lépp li muy wax aussi pour askan bi la ngeen ñëw aussi jàpp si li nga xam ne mooy jour salaatul tas bi yéen ñëpp ñu ngi leen siy woo képp koo xam ne bëgg nga si participer képp koo xam ne bëgg nga koo aider aussi soo ñu contacter rek incha allah ñu boole la moom salaamaaleykum wa rahmatullah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم